asalaamaaleykum mbokk ñuy seetaan ci seen télévision Yoff TV ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Yonent bi ñu ngi ubbee suñu kàddu yi ci nuyu la xalif général des Layènes Baye Abdoulaye Thiaw Laye di ko ñaanal yàlla gën a guddal aw fanam wéral ay cëram waaye di nuyu ki nga xam ne tey mooy imaamu rati bu dëkk bi muy Mouhamed Ndoye di ko ñaanal yàlla aussi yàlla defal ko jàmm di nuyu le sous-préfet di nuyu le premier magistrat à Yoff monsieur le maire ministre Abdoulaye Diouf Sarr di nuyu l'ensemble de la coutume ñëpp rek di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy grand jaraaf Séni Gueye bu ko defee mu matale ko ci ñëpp di wax ne tey ñëw nañu fii ci tefesu Yoff Ndenat fas yéene jàkkaarloo ak yéen rek waxtaan ak yéen ci loo xamante ne une événement la mu war a dox suñu diggante ak yéen waaye jëm ci wàllu njow jëm ci wàllu culture en particulier ñu ànd seeg nag benn équipe boo xam ne tey kenn dootu leen présenté ci activité yoo xam ne dafay concerner Yoff ci wàllu visibilité ci lépp loo xam ne lu baax lañ ko mën a tuddee ñuy waa ànd liggéeyal Yoff bu ko defee dañuy dem directement rek ci li nga xam ne mooy liggéey bi ndax defe naa ne boo xoolee rek di nga gis ne ñëpp ñi fi nekk rek Yoff moo leen ñor ci présence koo xam ne c'est un frère mais aussi c'est un ami muy le grand El Hadj Diop ñu koy nuyu di ci occasion bi di ko jaajëfal bu baax di wax ne tey nag li nga xam ne moo ñu dajale fii mooy fas yéene waxtaan ak yéen rek ci objectifu ndaje mi kon bu ñu laa sori rek dañuy jël micro bi jébbal ko ki nga xamante ne mooy Baye Cheikhou Sow mi nga xam ne tey moom mooy vice-président chargé de l'organisation yàlla dogal mu topp ci ginnaaw Séni bi nga xam ne moo ko jiite kon Cheikhou yow la ñuy jox micro bi rek bu ko defee aussi nga wax ñu rek présentement nan nga préparé li nga xamante ne mooy la date du 25 décembre bu neexee yàlla muy dimanche prochain. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ne sa tur sa sant di rafetlu kàddu yi fi Ahmed Sy bi yëkki di wax ne comme avant première bi ñuy def aussi dafa permettre la événement bi xamante ne tey moom la ñuy waaj muy le 25 octobre ma mën a wax ci côté organisation bi rek ndax président mu ngi nii toog suma bor. muy si Ndoye Meng waaw pour fàttali gars yi ne lépp loo xamante ne rek yaakaar naa ne war na mën a teew si événement bi wala lépp loo xamante ne war nañ ko mën a def si événement bi rek jàpp naa ne lépp dox nañ si bu baax a baax a baax a baax ndax loo xamante ne depuis 3 mois yi ñu koy waaj jàpp naa ne buñ demee ba toll si derrière réglage yi dañu war a mën a leeral gars yi pour xamal tamit ñi xamante ne tey jii ñoo fi war a ñëw. muy ñi nga xamante ne ay autorité lañ ak ñi nga xamante ne tey seeti nañ leen bu ko defee képp koo xamante ne gis na message bi muy avant première bi bu fekkee tamit képp koo xamante ne jotoo sa lettre invitation na nga mën a xam ne rek invité nañ la si mbooloo bi dinañuy jàllale suñuy message foofu bu ko defee képp ku seetaan émission bi rek lépp loo jàppoon incha allahu rabbi bu dimanche nga ñëw taxawuñu si li xamante ne tey moom la ñu war a defal muy. Ragade bi ñu war a organiser ñi koy organiser tudda ànd liggéeyal Yoff ndax yaakaar naa ne objectif bi lenn rek la mooy ñu fexe lépp baax fexe lépp loo xamante ne dafa commencé woon a nax saay si côté Yoff si côté Ragade ñu indiwaat ko loolu moo waral tamit suñu organisation bi bu ko defee xam naa damay daaneel suma kàddu rek. auzu billahi mina seytaani rajim maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp waaw di rafetlu kàddu yi Baye Cheikhou waaw bis bi moom ma rek dimanche la maa ngi si oo adduna gépp tey jii ñu ñëw jàppale ñu si bés bi nag li ñu si laaj mooy fair play tey jii ndax soxla ñu si histoire soxla ñu si dara fair play rek lañ si soxla ñu ngi oo adduna nag ñu ñëw jàppale ñu si bés bi ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim génne si alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ñaan yàlla nag waa Sénégal ñëpp nañ jàpp si bés bi te xam ne bés bi ñàkkul fayda daal ndax boobu ba tey gars yi ñu ngi si def jéego yu am solo jéego yu am fulla xam nga ñu ngi oo ñëpp daal adduna daal bàyyiwuñu kenn ñu ngi oo ñëpp dëkk yëpp tout nañ ñëw si bés ñu jàppale ñu si ñun daal loolu lañ amoon si loo xamante ne ni war nañ ko sànni si kàddu yi. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin waaw ñu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp Yoff li ko dalee këri Limaamu ba këri Youssou Diène ñu ngi oo ñëpp si bés bi di wax ne am nañ organisation raawante muy dimanche bii le 25 incha allah bàyyiwuñu kenn lébu gi yëpp oo nañ leen li ko dalee tubaab jalaaw ba Ngor
invité nañ ñëpp te bés bi nag defuñu ko pour dara utuñu si dara liñ si bëgg mooy dekkal cosaan si suñu biir foo feetu bu jeexee jéena soxlaawuñu si ku si ñëw pour indi violence soxlaawuñu si ay coo soxlaawuñu si dara képp koo xamante ne nag am nga sooy def wala say mbiri boppa nga téye ko ndax ñun bis bi liñ si bëgg mooy réussite ndax dañ si invité suñuy nawle invité si kilifa yëpp te bu ñëwee ba fii soxlaa neen leneen lu dul loolu ay image yu rafet lañ soxlaa ndax dañuy génn fu ne di dem ay raawante kon ñun tey buñ organiser képp koo xamante ne nii pare nga pour jàpp si rek oo nan la invité la si bés bi. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nii Yoff di nuyu waa Ndakaaru di nuyu kilifa diine yi di jël nuyoo bi di ko toog ci loxo xalifatul ham alhaji Baye Abdoulaye Thiaw di ko ziar di ko jaale di ko sigil ndigaale ci dëjëm bi ñu génn di nuyu l'imam ratib Mohamed Ndoye di nuyu imaam yi dëkk bi yëpp di nuyu borom ndom bi tànk yeeg jaraaf yeeg ndey ji réew yi Ahmed man El Hadji Diop su ma gisee ngeen def ànd liggéey taxaw Yoff dama ciy kontaan su ngeen taxaw ba seet sama ngir mawtu ay partenaires ñu ñëw jàpp ci programme bi dama ciy gën a kontaan ma am ci wàll nag wàll woo xamante ne bëgg joow lool daan ko organiser sa Ndar yàlla def may dëkk Yoff bi ma ñibbisee Yoff war naa cee mën a jàpp sponsor yi nga xamante ne nag fas yéene nañ ñëw bokk ci régate bi muy rawante gaal bi mën nañ ci lim Inco la marque Inco bi ma sol nii man ci lim seen bos ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaay peinture Gulatex mën nañ ci lim aussi waa numérique print graphique ñooñu tey laa waxtaan ak ñoom fas yéene nañ indi seen i t-shirt ñëw jàpp ci mbir mi di wax ne loolu lépp liñ ci jublu mooy le développement de Yoff mais loolu lépp mu ngi bokk ci organisation groupe Clinton Service ci ndigalu le PDG Lamine Mbengue di wax ne man mi nga xamante ne maay directeur bi nekk fii gérer Inco Yoff am ci contentement boo xamante ne xamuñu fan la ñu koy teg rawante gaal nag da di suñu cosaan bu jëkkoon jam si yàlla ja boo fàttali ko Baye Mondir Sow wax Baye du Thiaw wax Baye Djibril Diop et tant d'autres ñooñu boo leen mesaan gis ci rawante gaal sa xol day sedd ndax war nañ ko dekkal waaw war nañ ko dekkal waaye ñen ñoo koy dekkal mooy xale yi nga xamante ne fas yéene nañu ànd liggéeyal Yoff ngir Yoff jëm kanam rawatina rawante gaal ndax ñun war nañ jël ndaara ci rawante gaal ndax ñun war nañ am gaal yu baax ci rawante gaal ndax ñun war nañ am fu ñu denc suñuy gaal ci rawante gaal waaw ñi ko fi am ak di jël mool yi nga xamante ne ñooy jow di leen def ci ay bis yu confortable ñuy dem ba Ndar ñu climatiser bis yi gënuñu suñu demee ba suñuy mool yi nga xamante ne ñoo war a jow di xëccoog supporters yi ay kaar loolu ñaaw na lool man nag vraiment bi ngeen ma sësee ba wax ma doléance yooyu li ma ci mën a xas néew mooy wooy ñi nga xamante ne mun nañ leen jàppale di woo nag waa Yoff bàyyiwuñu kenn dañu bëgg nag li ko dale ci monsieur le maire yéen a ngi may rendre compte léegi ne monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ci kàddu Abdou Naar jëflante na ak yéen ma ko ciy sant de passage Abdou Naar man en personne waxtaan naa ci ak moom wax ko jéege yu ma ci def wax ko sponsor yi nga xamante ne andi naa ko mu rafetlu ko mu nekk loo xamante ne mbébét mi da ngeen ko door mais ñëpp daañ ñëw jàpp ci Yoff nag bàyyiwuñu leen ñu ngi woo ñëpp na ngeen ñëw jàppale xale yi suñu leen jàppalee suñu bopp la ñu jàppale te daanaka lii dafa sedd xol fu ñu koy defee Yoff ñan ñoo koy teew kilifa aada yi kilifa diine yi kilifa yi réew mi kilifa yi nga xamante ne ñooy borom dombay tànk yi ak monsieur le maire dama leen di ñaan rek li rajillahil karim lu ñu fi bëgg suñu mbokk yi nga xamante ne xamuñu raawante waxtaan nañu ak ñoom ba ñu d'accord ñëw fas yéene ñoo dimbali nañ fi fekk discipline raawante gaal dafa noble sport bu noble la sport bu neex la sport bu neex a seetaan la tey jii nii gaal yi di entraînement yi nii soo leen xoolee sa xol day seet dalay delloo ci Yoff dem maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak lépp loo xamante ne ci wàllu publicité la ak wàllu sponsor incha allah am nañ seen accord muy waa Inco di gërëm seen direction li ko dalee ci El Hadj Loum ak monsieur Sarr di gërëm aussi Mbaye Guèye vraiment ñoom ñëpp daaw ñu teew incha allah ci bés ba ñi nga xamante ne ñooy waa seen bos di jaay peinture Gulatex
ñoom li ko dale ci président directeur général monsieur Ka dina teew nanu assistante dina teew ñun ñi nga xamante ne nag ñun ñoo dëkk Yoff ma jiite Inco Yoff dinaa ci ànd ak suñu conseiller suñu xarit suñu grand frère El Hadji Farba Ndoye ànd ci ak Fatou Sène Diène ànd si ak Rama Badiane ànd ci ak képp koo xamante ne yaa ngi yëngatu ci fii ci Inco bu Yoff ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu ak di leen baal ak di leen woo daal vraiment ci jàmm ci salaam ak ci teraanga jërëjëf. ñuy santaat yàlla bu baax di sant grand El Hadj du ñu wax guléet si li nga xam ne mooy taxawaayam ndax defe naa ku xam weejuram bu baax ba Pape Mondoy Diop yal na yàlla yokk ay leeram ak mbooleem comme fa nekkandool xam nga ne bu melee nii wàcc na waaye foofu la ñuy jaar rek gars yi di leen wax ne benn objectif rek moo tax tey waa ànd liggéeyal Yoff taxaw fu waa Yoff nekk ñu fekk la fa fu partenaire bu ñu xalaat ne mun naa teg loxo si liggéey bi nekk ñu fekk ko fa pour ñu ànd mu nekk dans le cadre du bien pour Yoff. léegi nag ñu bëggoon tamit si occasion bi El Hadj ñu présenter nit ñi li nga xam ne mooy programme bi li tax ñu leen koy présenter mooy ñu comprendre parce que aussi. ñu xam ne organiser wuñu manifestation rawante pour avoir des fonds yoo xam ne dañuy dem lekk say ginaar wala di si takk ay jabar mais on a créé une manifestation uniquement pour développer li nga xam ne mooy régate si Yoff ndax El Hadj junj na ko léegi booy rappelé wu tuuti rek si ginnaaw si na mu daan demee ak ni muy demee tey da ngay làqu sam néeg sax tëdd di jooy ngoon est-ce que war na yem rek si kenn ku nekk di ko métti lu mais dañu war a sol suñuy dàlli weñ takk suñuy ceinture yi weñ góorgóorlu pour que faaka mag ñi defoon ñu jéem ko fa tegaat wala ñu teg ko fu ko gën a kawe loolu nag dañ ci soxla yow mi may seetaan yaakaar ne bokkuloo si dañ ci soxla sa xalaat soxla si sa doole ngon soxla nañ si képp koo xam ne rek xalaat nga ne li ñuy dal ñun waa Yoff naxari na la rek nga ñëw ñu am objectif u jéem a ut solution si li xew pour que mu dañ à la fois loolu nag ñu koy dépassel xeet wala quartier ñu xam ne rawante bi li muy xumb di neex yëpp suñu vision ñun ñëpp dafa war a nekk mu jëm directement si gaalu njoowaan yi kon bu nu sañoon tey képp ku fi nekk rek di nga répondre invitation boobu te comprendre ko aussi ñu bañ ko def affaire ndenaat tongoor wala daagu daan dëngaañ mais ñu def ko affaire Yoff ñu xam ne ku mën a raw génnul Yoff ku mën a raw doomu Yoff lay nekk ñu teg ko foofu yemale ko foofu ce qui est important du trophée bi ce qui est important du maa raw ce qui est important mooy bu ëllëgee ñu am gaali njoowaan yu baax gaali njoowaan yi bu ñu ko amee ñu am fu ñu leen di denc fu baax mool yi bu ñuy génn nekk dans des bonnes conditions bu ñu demee lijjanti ko bu ko defee ñu mën a am ndam je pense que loolu mooy suñu nësër loolu la ñu xalaat kon ñu si invité ñëpp si fair play di wax ne encore une fois ñu ngi invité nit ñi si heure bi parce que heure bi c'est important la mise en place 15 heures la ñu wax nañu ñaan yàlla ñëpp teel a añ teel a ñëw bu ko defee ñu dalal suñuy gan ndax ku nekk xam na ne waa au conseil ñoom ñëpp dinañu fi ñëw ñëpp dinañu teew si fii nekk suñuy gan kon ñuy insister waat rek pour que ñëpp ànd ñu teew fii bu ko defee teral suñuy gan waaye si yar ak teggin si yar ak teggin si yar ak teggin ndax c'est une première à nous te bëgg nañ muy répéter pour mu répéter nag ñun waa Yoff suñu loxo rek la des ndax gan mën nga ko tere lépp ba mu des nettali ak xool kon yàlla nañ fi fekk loo xam ne bu ñu demee nettali ko rek du nekk gàcceel Yoff kon ñuy invité waat képp koo xam ne yaa ngi si participer di joow ndax tey boo ñu doon indil 1 milliard yàlla xam na ko te mu ànd ak ay rek suur nañu ko li ñu bëgg mooy ñëpp am yar am teggin te xam ne li ñu dal mënuñu ko dindee si lu dul ñu am yar am teggin doon benn say kenn ku nekk yéene moromam jàmm je pense que loolu bu amee rek incha allah rabbi mën nañ gagner le combat. beneen bi nga xam ne moom laa si yokk nag mooy képp koo xam ne tey da nga bokk si liggéey bii ak foo mën a nekk ndax du ñuy rek ñoo fi nekk ñu ngi lay oowaat di la wax ne ñëwal nga jigéen si parce que on a besoin de tout le monde parce que bëgg nañu daal si kàttanu yàlla dimanche ku fi ñëw xam ne waa ànd liggéeyal Yoff taxaw nañ pour liggéeyal Yoff te du nekk rek si benn point muy gaali njoowaan yi mais dina répondre si Yoff gépp bu neexee yàlla ndax loolu mooy objectif bi kon loolu lañ doon wàccee suñuy kàddu rek encore une fois di gërëm saltige Mamadou Mbengue sur sa disponibilité aussi si li nga xam ne tey mooy tribune bi ndax démb rek la ñu ko déposé tey ñu jot si kon je pense que loolu am na solo ñu ngi ko siy jaajëfal bu baax. léegi aussi dañuy dem rek si présenter leen si course bi ni muy demee ndax 5 courses lay nekk bu neexee yàlla waaye ñaari courses yi mooy nekk li nga xam ne mooy gaali moteur yi ñetti courses yi mooy nekk li nga xam ne mooy gaali njoow yi. loolu nag defe naa ne ñi ñuy seetaan te di si participer bu ñu ko déggee rek dinañu xam ne wax dëgg yàlla nii la demee waaye tamit mu am tamit loo xam ne gars yi réunion nañ ko waxtaan nañ ko suñu biir muy tey ay sanction wax nañ ne bépp gaal boo xam ne gis nañ ne da nga tëmbaale ay gaal yoo xam ne dañu la topp même boo jëloon paye dañ lay disqualifier
léegi nag képp koo xam ne aussi da nga bëgg a bokk ci course bi bëgg boo jëlee paie doo am benn problème na nga fexe ba sensibiliser ñëpp ñi ngay àndal pour que aussi ñu bañ a jël gaal yi di tëmb di déranger di indi ay problème di indi ay coow loolu tamit dañ koy éviter bu baax. kon defe naa ne loolu moo doon li nga xam ne mooy kàddu yi ñu leen koy rappeler waat ci course yi wax nañ ne ñetti course yi nga xam ne tey dafay am jëm machine lay nekk waaye ñaari course yi nga xam ne moom mooy am gaali njoowaan lay nekk muy 9 ak 11 9 ak 11 lay nekk ak course yoo xam ne gaali machine lay nekk kon defe naa loolu moo doon kàddu yi bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd rek sàmmonteeg la nga xam ne loolu lañ ci bëgg te weesuwul commencé ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye foofu la ñuy jaare nag di gërëmaat bu baax El Hadj ci assistance am ndax gunge nañu biir gunge nañu biti waaye bu ko neexoon yem fa waaye dafa ñëw ne damay ànd ak yéen continuellement ci liggéey bi dugg ci avant première bi dugg ci liggéey bi samp baas yi samp lépp waaye du ma yem foofu rek bu ñu paree ñu continuer ba Yoff am ndam ci li muy wut kon El Hadj ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci turu INCO ndeysaan ñu nekk un partenaire boo xamante ne dafa neex a xool neex a gis neex a sol bu ko defee ñu ko ciy gërëm bu baax kon foofu la ñuy jaar di santaan ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp rendez-vous dimanche incha allah bu neexee yàlla à partir de 15h fii lay xewee bu neexee suñu borom bu ko kenn wute jërë ngeen jëf.